Mesdames et messieurs, chers distingués invités, chers élèves, bonsoir. Je viens ici affirmer toute ma gratitude pour cet honneur qui m'est donné. Mon histoire avec Machallah date de plusieurs années. Et depuis lors, nous entretenons de très bonnes relations. Et je suis satisfaite de l'enseignement de qualité. Et je suis satisfaite de l'enseignement de qualité fourni par le corps professoral et administratif. Je ne saurais terminer sans pour autant donner une mention spéciale à M. Haruna Khan pour tous ses efforts fournis à l'endroit de tous les élèves et surtout pour ceux en classe d'examen. Merci pour cette belle cérémonie. Encourage yaa ma léegi ñi fi nekk ñu gën a góorgóorlu te motiver parents yi nga xam ne ñi ngi ñuy dégg te seen doom di jàng képp koo xam ne mën nga si indi sa doom macha allah mu jàng nga indi ko parce que proviseurs yi ak enseignants yi ñi ngi indi foofu seen doom kon bon yéen ñi nga xam pratiquement amu leen si benn niveau amu leen si benn xam-xam dafa baax yéen tamit ngeen suivre ñooñu parce que ñooñu lu baax moo tax ñu fa yóbbu seen doom te kon lu baax ñëpp a ko bëgg vraiment di ñaan yàlla it bés bi Arfan taxawal yàlla na ngay taxawal ay at yu bëri ak ndam yu bëri. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm bu baax a baax mun ma wax nag mais Arfan moom oo ma fay wax dëgg fa yàlla dama koy ñaanal rek mu wér bu baax a baax li ma indi fii sama doom réccu ma ko wax dëgg fa neex yàlla loolu rek laa amul mën a wax wóor na yàlla mënuma wax daal. école bu tuddul réussite tuddul succès tuddul leneen ak leneen ñu tuddee ko macha allah dafay dal xel. Pourquoi dafay dal xel mooy li nga wax sànq boo nee élèves yi réussir nañ ñu ne macha allah boo nee professeurs yi baax nañ ñu ne macha allah donc vraiment bu ñu dëkkee Géejawaay nekk littoral janoog waa macha allah suñuy frère suñuy doom ak suñuy jarbaat di jàngee macha allah ñu gis li ñuy def ci société bi dañuy sant yàlla di wax encore une fois macha allah. mënoon ngeen investir ci bâtiment comme li mu wax mënoon nañ investir ci transport mais dañoo accepter investir ci éducation li nga xam ne moom mooy avenir u dëkk donc loolu vraiment dafa dal xel bu ñu woowoon ci combat de lutte wala ñu wooñu ci yeneen activités yoo xam ne du luy éduquer société bi dinañ ci dem certes mais yaakaar naa ne activité bu mel nii moo gën a valorisante donc ñun dañuy am fierté ak contentement en tant que acteur de développement mais aussi en tant que ASC di teew ci jotaay yu mel nii. may lancer sama message rek ni ma leen ko waxee woon keroog di ko jiital ci ndaw ñi rawatina particulièrement jigéen ñi li may wax keroog dama ciy delluwaat et j'insiste di ci dellu nag à chaque fois parce que jigéen ñi li ma leen di lancer comme message mooy nañu jàng. jigéen ñi nañu jàng nag ba yëy seen i këyit bu ñu jiital maanaam sëy nañu jiital jàng d'abord et je précise et je pèse bien mes mots jàng leen ba yàlla dogal tey jii ngeen am seen yëfu bopp su leen neexee nag ngeen dem wuti maanaam jëkkër parce que tey jii bi ñoom grand bis jógee fii ci la borom kër jógee ñun ñëpp ay jëkkër kese lañ jëkkër nag ku ne xam nga ni kenn wutu ko. parce que booy wut di am borom kër ngay wut soxna la ñuy wuti jàng leen loolu la am ci lu ma leen di envoyer comme message yéen les filles et yéen les d'abord les futures femmes jàng leen bu leen ko góor yi yàqal bu leen ko amuru yàqal bu leen ko yàkkamti yàqal jàng leen te am kilifa lii laa am ci lu ma leen di envoyer comme message jàng leen te am kilifa parce que kilifa ku ko am solo mais ko ñàkk rek ñàkk solo. tey jii bu ñu respecté suñuy soxna ërtal leen ñoom pour ñu ànd ak seeni kilifa parce que dañ leen fekk ñu am kilifa d'abord uude ni mu la gisee rek la lay ëwle
jàng nag dafa xew. ñun nag wax dëgg yàlla fierté la am tey bi ma ñëwee fekk fi lii li tax loolu mooy dara changé wul. et chaque at day gën a yokk donc tey dañu naan macha allah ci kaw et macha allah ci kaw et macha allah toujours ci kaw li tax macha allah ci kaw mooy que dafa am ki nga xam ne nii moom moo télévision boobu di ci def liggéey bu am solo gëm ñàng gëm jeunesse bi gëm ne tey jeunesse bi lu mu am rek mënu ko jaarale feneen ci fudul ci jàng donc vous avez benn mission bu am solo bi nga xam ne nii moo leen di xaar donc li ma mën a wax rek mooy bu dee conseil mën naa ko joxe mooy te ngeen góorgóorlu ngeen di défier seen bopp ngeen gëm ne chemin bi li ci des moo gën a yaatu donc voilà il faut écouter les maîtres il faut travailler durement il faut travailler avec beaucoup d'acharnement parce que loolu mooy tax ngeen réussir li leen di xaar loolu mooy tax aussi parents yi mën a kontaan parce que vous avez une mission lourde bi nga xam ne nii moo leen di xaar donc soyez apprenants soyez courageux mais soyez surtout na ngeen gëm ne tey nit li mu mën a am li ko mën a may mooy son abnégation gëm ne man fii laa bëgg a nekk dans 5 ans dinaa fa nekk dans 5 ans. waaw am nañ si yokkute bu rëy parce que lu toll ne Macha Allah School implanté si sa gox rek loolu yokkute la man jàpp naa ne loolu yokkute la parce que avancement la parce que terrain vague la woon dara amu fa woon tey fu ñu tuddee Macha Allah School dañ naan fan la nekk Daaru Nayim la nekk ko ñu Daaru la nekk l'ASC Daaru la nekk dañ daan daawuñu am lii kon yokkute la yokkute beneen bi si am mooy suñuy doom dañ fay jànge am possibilité jàng si école bu baax école bu xam ne école d'excellence la professeur yu baax ñoo fa nekk loolu yokkute la donc Macha Allah School fu mu nekk yokkute la dama doon wax Arfan Koron ne ko bu tuddati juboo Macha Allah School Daaru Nayim la nekk parce que suñ gox la implanté wu kon loolu yokkute la Macha Allah School fu mu nekk rek yokkute la kon am nañ yokkute fa. damaa kontaan vraiment damaa kontaan bi maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax bi ma boolee ci njabootu Macha Allah man Macha Allah ci laa bokk sama njaboot ci lañ nekk Macha Allah sama frère sama fierté la yal na Macha Allah jëm ca kanam ndax aw ma lu ma naqari Macha Allah. Fatou laa fa njëkk a dugal tubaarkàlla Roqaya la même chose sama xale yu ndaw yi tubaarkàlla ñëpp a ngi Macha Allah yéen a am jërëjëf yéen ñi ma xool man mu xeebu mii man dongo bi ngeen xool ma jagale ma bés bi man mérité wu ma ko ndax seen dongo laa waaye maa ngi ñaan ci barke Mouhamad Fadal Macha Allah yàlla bu ko kenn yërëm Macha Allah ca kaw ca kanam ci lu baax. ndax ba ñu amee suñu projet ñëw wax ko jaarale ko ci ñenn ñi nga xam ne ñun amuñoo moom relation. ñooñu ba ñu yegtee si moom dafa ne lépp lu jëm ci njàngale rek ak njàng rek man maa ngi ci nañ ma woon projet bi bu tegoo ci yoon rek man incha allah dinaa ci jàpp mun nañu xoolal fu ngeen bëgg na fekk ne dangeen fay def loo xam ne du pour dëkkuwaay man li may bañ moo ñu jox leen comme ni ñeneen def laaj ba pare dem dëkk ñu ne ko ñun école la ñuy tabax école nag c'est à l'éternité te ba mu pare ba ñu ko joxee gis nañu école la te képp ku dugg macha allah di nga xam ne du école du kër gu ñu toj ay miiram du duus yu ñu dajale du ay waañ yu ñu taxaleeg néeg pour mu nekk ay classe macha allah dañ ko tabax teg ko ci norme standard yi école yi boo duggee classe su macha allah nga dugg CM Ndiarème mbaa nga dem biir lycée Limamou Laye même salle de classe yi nga fay fekk ndax dañ ñoo jox espace boo xam ne macha allah dañ cee def lañ ci waroon def te loolu kenn waralu ko lu dul monsieur le maire Baydi Seye di ànd ñaan nag ñi nga xam ne moom ñoo ànd ak moom. yéen waa koñ bi ngeen continuer wóolu ko ndax wóolu Baydi mooy wóolu ñi ngeen añim àndal jërë ngeen jëf ci côté boobu Hey,
Thank you.